Amis internautes, merci de nous rester fidèles sur toutes nos plateformes digitales di leen ci jaajëfal ci ànd bi ngeen ànd ak ñun di leen jox seen wàccuwaay tey nag ñu am le plaisir d'accueillir ki nga xamante ne ni moom mooy monsieur Moustapha Diakhaté nekk ancien député et ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ngir fas yéene waxtaan ak moom nag lépp lu ñeel wàllu actualité fii ci réewum Sénégal monsieur Moustapha Diakhaté ñu ngi lay jaajëfal ci teewaay bi. man maa lay delloo jaajëfal di la nuyu ñi nga bokkal liggéey bi yëpp di nuyu internet yi nga xam ne internautes yi pardon yi nuy seetaan te ñaan yàlla waxtaan wi ñu def ko ci dëgg ak teggin te mu amal njariñ askan wi. jërëjëf monsieur Diakhaté ñu gis ne dafa am benn sujet boo xamante ni moom moo marqué actualité Sénégal jamono ji te mooy rek affaire bi nga xamante ne ni moom la ñu tudd ministre de l'environnement di Abdou Karim Sall ak raison yi nga xamante ne ni moom la évoqué ci déplacement wu gazelle oryx yi nga xamante ne ni moom la ordonné woon pour ñu defal ko foofu noonu justement ban déduction nga ciy def. déduction bi ma ci def du sori mooy xanaa condamné bu baax a baax li mu def ñaawlu ko. ndax ministère bi dañ ko dénk environnement au Sénégal dañ ko dénk les ressources naturelles environnementales du Sénégal kon moom sañu cee jël di yóbbu këram rawatina ci kéwél yooyu kéwél yi dañ ko may Sénégal ndax dafay xeetu kéwél woo xam ne mi ngi bëgg a adduna ma ngi bëgg a tukki ñu may ko Sénégal lu yàgg la ñu di ko toppatoo ba mu jur fi lu bari moom mu nekk ministre de l'environnement ñu dénk ko mu sàmm alal yi nga xam ne Sénégal yépp a ko bokk waru ci am sañ-sañu di ci jël di yóbbu këram rawatina ci bi mu koy jëlee foofu di ko yóbbu këram ñiy wax nañ ne ñaar dee na ci biir ci ferlo bi ci fañ leen doon jàppe parce que dañ leen a fetal ñu daw réer mais finalement lañ leen mujj gis ñu faatu ñaar ñu damm ci biñ leen xam naa xëy na bi ñu leen wàcc wala ci yoon wi ñu wax ne dafa leen a rendi togg ko loolu c'est un scandale environnemental moom bu fekkoonte ne un brin de dignité mi ngi ci moom li mu waroon def mooy démissionner waaye nag xëy na kuy def lu mel noonu doo am dignité waaye nag ki ko fal muy président de la république moom moo war a jëli responsabilité bi relever ko et ensuite ñu poursuivre ko pour barraconnage ndax li mu def moom du lu jaadu lu rafet nit ñi mënuñu laa dénk seen alal nga di ko jël di ko aakimoo loolu séddale bukki boobu jaaduwut ci république rawatina ci Macky Sall dafa diggoon waa Sénégal ni réew mi dina ko yor ci gouvernance sobre et vertueuse maanaam yorin wu sell te ñoŋal alalu réew mi Abdou Karim Sall ministre de l'environnement li mu def mooy savaanu li nga xam ne moom la Macky Sall diggoon askan wi kon Macky Sall moo war a dal ci kaw. donc bu ñu déggee rek say kàddu mooy que rek ab erreur la de la part du ministre mu def. déedéet bu ma ko tuddee erreur faute laa koy tuddee erreur bokkut ak faute erreur mooy loo def te teyoo ko kooku kenn du ci topp kenn ndax bu du àq du bàkkaar loo def te teyoo ko li mu def c'est une faute c'est un crime écologique. mais par rapport ak raison yi nga xamante ni moom la évoqué ne moom moo tax mu def loolu mooy que ni dafa bëggoon rek di gën a ab repeuplement la jàppe woon mbir mi pour mën a maintenir consanguinité gazelle oryx yooyu. xam nga moom day wax lu ko neex daa waroon wax ci affaire Sonatel loolu la gën a xam waaye ay consanguinité yooyu du domaine am xamu ci dara gis nga fa mu leen jëlee 600 c'est des milliers d'hectares fi mu leen jëlee xaw ma nombre bi exact mais c'est des milliers d'hectares fa mu leen jëlee. foofa mooy seen milieu naturel foofu lañ mën a développé woo fi mu leen doon indi matu sax 5 hectares kon moom fa mu leen jëlee moo gën fi mu leen indi kon théorie yooyu mu wax ay théorie apurement consanguinité kooku day wax lu ko neex dara la ci xamut encore une fois président de la République daf ko war a relever de ses fonctions ensuite il doit être poursuivi pour braconnage il doit être poursuivi pour conflit d'intérêt il doit être poursuivi parce qu'il a sali l'image du Sénégal à travers le monde parce que bul fàtte kéwél yooyu dañ ko may Sénégal dans le cadre du développement de cette espèce qui est en voie de disparition et rappelez-vous benn kéwél bu ne lu mu tut 50 millions lay jar ñeent faatu nañ ci caaxaan yoo xam ne moo ko doon def bu fekkee même da ko doon indi ñu faatu moom waru ko lekk daf ko war a delloo direction des parcs nationaux ñu jox ko sax gaynde yi ci àll bi moo gën mais moom mu lekk ko ça c'est inacceptable kon encore une fois li may wax mooy c'est une faute
grave, c'est un crime écologique et le président de la République doit le limoger, il doit être poursuivi pour braconnage. D'autant plus que gis nañu ni gazelle yooyu noonu te ay espèce la boo xamante ne ni convention Washington yaakaar naa ni dañuy tere lépp luy circulation wam wala vente. kenn du ko rey kenn du ko rey kenn du ko lekk kenn du ko laal maanaam daa mel ne lu ñu araamal quand même ñun Sénégal mënuñu signer convention yooyu tax ñu jox ñu wóolu nu ba jox nu leen. ab ministre de la République jël di ci fo bëgg ko yóbbu ci këram pour ay doomam di ci fo ça c'est inacceptable et le président doit le limoger et s'il ne le limoge pas le Sénégal risque d'en payer le prix fort par rapport à tous les environnementalistes du monde. yaakaar naa ni foofu leer na ñu dugg nag ci beneen pàcc te muy rek ni gis nañ ne yow sa jëmmi wàllu boppam nekkoon nga membre APR. APR déjà nekk président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ñu gis ne par la suite éjecté nañ la tout comme li ñu def ki nga xamante ne moom mooy Moustapha Cissé Lo d'abord méthode bi nga xamante ne moom la Moustapha Cissé Lo adopté te muy rek génn peut-être def ay injures pour faire entendre raison peut-être au président wala population bi naka nga ko jàngatee. waaw xam nga du ma dugg ci di apprécier méthode am ça c'est pas du suma rôle ndax loolu du suma liggéey li nga xam ne moom laa man def mooy ñaawlu saaga yi maanaam saaga yi nga xam ne dégg nañ ko ci audio ñu ñaawlu ko maa ngi koy ñaawlu kooku moom lu jaaduwul la parce que jàpp naa ne non waxuma saaga kenn daa jaaduwul sax ci espace public rawatina ci mukallaf moo xam ne yor nga ay responsabilité waaye nag jàpp naa ne saaga yi taxul ñu dàq ko. parce que boo dee déglu am na fu ma dégg benn nit ku ne fukki at yëpp ak benn mi ngi koy saaga mais saaga yi ñoom ñaar rek ñu ko xam peut-être ku ko waa ji waxut benn Moustapha Cissé Lo nit ñi yàgg nañu ko dégg muy saaga am na kàddu yu ñagas yu mu jëloon teg ko ci ab kilifa gu dëkk Touba wala ñaari kilifa loolu mooy benn bi ci des moom Moustapha Cissé Lo ci boppam am na ci responsable affaire yi ku ko saaga tudd baayam wax ca lu bon. te kooku dàquñu ko kon moom yàgg naa saaga te kenn dàqu ko woon saaga nañ ko te dàquñu te ki ko saaga dàquñu ko kon damay jàpp ne saaga taxul ñu dàq ko kon Macky Sall daa war a wax nit ñi lan moo tax mu dàq ko waaye du saaga yi saaga yi moom dama koy rejeté parce que yàgg naa saaga te dàquñu ko saaga nañ ko te dàquñu ko te ñeneen nag ci biir affaire di saaga te kenn dàqu leen loolu mooy benn bi dàqin wi ñu ko jaar itam nag dafa duppawul ak charte yi nga xam ne moom la statut ak règlement intérieur APR tëral ci koo xam ci ni ñuy dàqee statut yi def ne wala règlement intérieur boo ci tudd baax na nit ki bu fekkee dafa tooñ secrétariat exécutif national mooy gëstu tooñ gi su ko gëstoo ba nag bind rapport jox ko président du parti moom rek moo am sañ-sañu sanctionné kon président Macky Sall mu warul làqu ci ginnaaw kenn pour di def loo xam ne moom la ko statut yi sant moom moo war a dàq Moustapha Cissé Lo waaye waru woon a sant kenn mu dàq ko parce que amul sañ-sañu créer commission de discipline parce que commission de discipline déjà secrétariat exécutif national mooy remplir fonction boobu moo tax commission boobu man du ma ko tuddee commission de discipline dama ko tuddee commission de guillotine kon encore une fois moom Macky Sall ci boobu violé na statut réglementaire ci dàq bi ñu dàq Moustapha Cissé Lo kon ma jàpp ne bu fekkee ku def parti bu lu bon dañ ko war dàq Macky Sall ci war a jiitu parce que violé na statut violé nag mais yëmul sax foofu Macky Sall depuis 2013 la mandaam jeexoon ba léegi demut ci benn congrès ñu beesal ko instance yi nga xam ne mooy instance nationale yëpp yi war a taxaw ci APR benn taxawagu ci boobaak léegi kon jàpp naa ne Moustapha Cissé Lo dàqe wuñ ko ndax saaga parce que saaga nañ ko moom te dàqu daana saaga te kenn dàqu ko ñaar yoon wuñ ko dàqe maanaam taxawul ndax prévoir statut yi prévoiru ko ñett bu fekkee am na nag koo xam ne da ngay violer statut yi moo tax ñu war a dàq nit Macky Sall bokk na ci war a tax beneen bii des loolu ñuy wax commission de discipline sama tuddi ko commission de guillotine daa wax ne Moustapha Cissé Lo dàq nañ ko définitivement or ci statut APR kenn rek moo mën a dàq définitivement muy le conseil national kon encore une fois pour dire que li ma jàpp mooy wax yooyu ay waxu caaxaan lañ c'est que fondamentalement lan lañ mën a jàngal mooy Macky Sall nitu démb ñu mu àndaloon ba dara du dara mel na dafa bëgg a tàggoog ñoom mais mën naa tàggoog ñoom te du yàq deru parti bi mën naa tàggoog ñoom te du yàq deru Sénégal parce que moom mooy président bi bu fekkee parti bi mu jiite dajee def lu ko neex ay nawleem yi nekk ci àdduna di ko gis buñ defu ndànk daañu ko xeeb te jéppi ko kon encore une fois man li ma jàpp mooy Cissé Lo moom ci dàq bi dañ koo tooñ saaga yi nag rafetut waaye nag bu ñu amee boo gisee yii yëpp am ci parti bi nag la ko waral lépp rek mooy yorin bu bon bi nga xam ne moom la président Macky Sall yor parti bi
daf ko jàpp yëfu boppam te nag ay nawle yu ànd du yëfu kenn parti du base parti du fief ay nawle yu ànd la ngir objectif malheureusement bi mu faloo ba léegi moom ay coobareem lay doxe te loolu nag lu mel nii li mën a jur mooy ñëpp di bañante ku ne di saaga sa morom. yaakaar naa ni foofu aussi leer na mais bu ñu desee ba tey ci mbir ki nga xamante ne moom mooy Moustapha Cissé Lo gis nañ ne nit ñi dañuy gën a focaliser wu ci saaga yi nga xamante ne nii moom la def. mais ban leçon exactement la ñu war a tenir ci sortie boobu. waaw xam nga sortie bi ñaari façon la am na saaga yi ak ay révélation c'est que foofu la Cissé Lo tooñee boppam xam nga dëgg gu rafle mooy dëgg gu ànd ak saaga c'est-à-dire nit ñi bu ñu def ndànk d'abord ñi bëggut a dégg saaga moom dootuñu dégg la ca des ñi nga xam ne xëy na bëgg saaga déggu saaga moo leen intérêt ñoom ci saaga wala ñu yem su ko defee moom ci boppam moo yàqi waxam parce que bu fekkoon dafa révélation di caa yem te argumenté ko jàpp naa ne moo gën ci moom moo gën ci askan bi muy wax waxu saaga Sénégalais yi aussi jàpp naa ne waruñoo focaliser wu ci saaga yi waruñu sax focaliser wu ci dàq gi ñu ko dàq li ñu war a focaliser mooy révélation yi mu def ñu fexe ba xam ndax li mu wax dëgg la wala du dëgg parce que nag ñun Macky Sall bi muy laaj réew mi dafa digoon waa Sénégal ne dinaa ko yor ci gouvernance sobre et maanaam danaa ko yor ci sell ak yiw danaa ñongal alalu réew mi su fekkente ne daa am ku bokk ci moom am responsabilité yu rëy joxañ ay rëq-rëq jàpp naa ne li nga xam ne moom ak ji Macky Sall yoral Sénégal yi mooy ñu xool ba xam ndax lii Cissé Lo wax dëgg la wala du dëgg loolu effectivement li ñu gën a war a focaliser mooy révélation yi que ñuy wax ci saaga parce que saaga yi moom la ak i nit waaye lii mu wax nag moom la ay mbir moo xam ne dafa soxal waa réew mi yëpp la. ba tey dañuy desandi ci wàllu ki nga xamante ne moom mooy président Macky Sall gis nañ ne ni wax nga ko sànq sa say kàddu dafa mel ni dafay bëgg tàggoog ñi nga xam ne moom moo yàgg ak ñoom di favoriser ñi nga xam ne peut-être ñoom ñoo ñëwaat dolleeku ci moom foofu noonu am na ñu ne waru ko woon def am na ñu ne war na ko def yow ban jàngat nga def ci loolu parce que gis nañ ni ku mel ni Moussa Sy tabu nañ ko PCA wu port autonome de Dakar su ma juumul loolu lan nga xalaat ci loolu. Macky Sall li mu yor moomu ko ay nit a ko liggéey parce que bu fekkoonte ne moom ba muy xeex Abdoulaye Wade dañ ko bàyyee ak Abdoulaye Wade kese Abdoulaye dana ko moxoñ kon du nekk sax candidat en 2012 nit ñi jàpp wër ko ba Abdoulaye Wade mënu koo def dara am te kon nag bokkoon na ci responsable lu PD ci gën a fës parce que nekkoon na fa ministre d'abord nekkoon na conseil Abdoulaye Wade nekkoon na directeur nekkoon na ministre nekkoon na premier ministre nekk président Assemblée nationale kon li Abdoulaye Wade lépp def taq na ci rip waaye ñun ñu ma àndoon moom ñun ñoo ko fóot ba mu set wan ko waa réew mi ni kii mën naa yor réew mi kon bu fekkee dafa falu def premier mandat ñu ñëpp takkaat seen digg ñu góorgóorlu ba mu amaat deuxième mandat jàpp naa ne ab sagam du tàggoog ñi mu àndaloon or boo xoolee ñi nga xam ne ay ñoom Mbaye Ndiaye Marème Badiane ay ñoom Mahmoud Saleh li mu njëkk a def rek mooy bu leen ñëwati conseil des ministres génne leen premier ministre bi fi nekk mu dindi ko mel ne moom rek moo xeex ba am li mu am ah loolu nag résultat bi mooy tey ji xam nga wolof Njaay dañ ne war kuñ ko dig ren ba dëwën te gisuñu ko dañ la ko tumal waaye du dëgg jàkkaar naa ne jafe-jafe yi mu am bi mu polwaateeg léegi bokk na ci lu ko teg war goo xam ne daf ko war nit ñi mu àndaloon démb xam nga ubbeeku maanaam li nga amoon nga yokk ko parce que ñi mu àndaloon rek bu ci yemee du sotti kon yanu na maanaam mu ubbiku waaye nag bul ubbiku maanaam ba suulee sa nitu tey sa nitu démb soo ko defee rek da nga am problème malheureusement ci logique boobu la nekk te li ci gën a ñaaw nag moom ci boppam daa bokkoon ci ñuy ñaawlu transhumance di leen yàq lu ne waaye tey ji jàpp naa ne ku mas a organiser transhumance ci histoire du Sénégal bu Macky Sall bokk na ci ñi ko gën a mën et ça c'est pas bien parce que xam nga nit ñi bu ñu xëyee di voter pour daane président de la République yaari yëf lañ ci jublu changer ay nit ñu yoroon réew mi changer politique bi ñu doon doxal ci réew mi yow su fekkee dañ laa fal te ñi la faloon yi tax ma wax yi ma wax tax ñu fal la nga falu ña fi nekkoon nga delloo si leen kon changement doom bi askan wi def dindi nga ko changement de politique bi nga xam ne moo taxoon nit ñi fal la loolu aussi dindi nga ko kon en somme organiser permettre la transhumance c'est une trahison d'une promesse c'est-à-dire même loolu dafa contraire ak la gouvernance sobre et vertueuse parce que vertu nanguwul loolu kon encore une fois jàpp naa ne erreur gënu ko rëy loolu nag
waa Alliance pour la République ñoom ñoo war a am seen matukaayu bopp xamal ko ne ko nag yëf yi ñoo moom a ko bokk que bu doon jubbu boppam bi rek du falu kon yëf yi ku ne da cee cotiser bu ko bëggee aaki moom nit ñi nañ bañ na noonu laa ko gisee. yaakaar naa foofu itam am na solo ñu gis ne actualité jamono ji tamit duñ ci wax te limuñu affaire Babacar Ngom ak baykat yi nekk fële ca Ndingler foofu ban lecture nga def par rapport ak situation boobu noonu. waaw man de li ma ci xaw a métti mooy li nit ñi singali Babacar Ngom parce que pour man Babacar Ngom deful dara xam nga yëf yi ñana kan ak kan ñoo def li ñu war a def le conseil rural de Sindia def na lu mu war a def dana la ko expliquer le sous-préfet ba fa nekkoon ci jamono jooju def na lu mu war a def le service des domaines bi ko defal bàyyi def nañ lu ñu war a def président Macky Sall mi signé décret jox ko titre foncier def na lu mu war a def y a 4 fautes ñi ma la tuddal yëpp Babacar Ngom bokku ci lu tax xam nga suufu kaw suufu àll li ñuy wax domaine national ab loi la loi boobu dafa wax kan a sañ a joxe suuf si wax kan lañ war a jox suuf si kan a sañ a joxe suuf si mooy conseil rural bi sañ naa joxe suuf si village bu nekk ca gox ba mën naa joxe suuf si waaye nag kenn dong lañ ko sañ jox mooy ku dëkk ca commune ba kon ginnaaw Babacar Ngom dëkkul ci commune ba ñoom waruñu ko mën a jox kon ñoom violé nañ la loi sur le domaine national sous-préfet ba fa nekkoon ba entériné décision boobu délibération boobu violé na moom ci boppam code des collectivités territoriales code des collectivités locales notamment le domaine national pardon ñi ko jox bàyyi à partir de cette illégale kii délibération ñoom itam fauté nañ parce que ñoom xam nañu ne suufu kaw mu ne su cee am bàyyi surtout rawatina ci boo xam ne dëkkoo ca fa gox ba nekk président de la République mi ñu jox nag délibération bi bàyyi bi mu signé décret jox ko titre foncier moom itam violé na nam tuddati la loi sur le domaine national parce que président de la République moom du conseil ruralu Sindia du conseil ruralu kii Njaga Ñaaw kon moom war ta joxe suuf foofu rawatina ci ki mu ko jox waru koo jox kon encore faute bi yëpp nag jàpp naa ne président de la République parce que moom moo waat ne dina respecter et dina faire respecter les lois de la République kon moom su violé loi bi parce que su violé wul loi Babacar Ngom du am titre foncier kon coow lii du am kon encore une fois man d'accord ma ci ñu singali Babacar Ngom ki ñu war a singali mooy président bi maintenant jàpp naa ne mbirum domaine national war nañ ko xoolaat parce que la loi date de 1964 Sénégal dafa évoluer jamono jooju xëy na Sénégal 3 millions d'habitants fi nekkoon tey dem nañ ba 16 millions de Sénégalais booba bu njëkk ba amee tool boo ci bayee mën nga ci dund ren ba déwén booba nawet yaa ngi baax jamono ji soppiku na léegi ma jàpp ne loi bi dañ ko war a xoolaat may baykat yi nga xam ne ñoo dëkk ci àll bi ñu mën a am suuf soo xam ne ñoo ko moomal seen bopp ñu mën a am ay titre foncier benn ñu mën a may aussi ay sénégalais fu ñu mën a dëkk ci réew mi su fekkee dañoo bëgg investir ci mbay ñu may leen ñu mën a dem ci àll bi pour liggéey fa kon en gros li ma jàpp rek mooy lu ñu war a def fi mu toll mooy organiser li may tuddee les assises agraires du Sénégal les assises de la terre des terres rurales du Sénégal des terres agricoles pour ñu xoolaat loi bi xool yan matuwaay la ñu war a jël ba benn baykat yi di gis seen bopp ci suuf si ñaar ñi nga xam ne yàlla daf leen a may alal mën nañoo dëkk ci réew mi comme nañ fee dëkk ñu mën leen di jox suuf te suuf soosu mu nekk loo xam ne ñoom duñ ko mën a jël di ko jaay rawatina ku dëkku ci réew mi je crois que loolu la ñu war def mais fondamentalement pour man ci affaire coowul su jilax gi ak Ndingler faute bi incombe principalement au président parce que moom moo joxe titre foncier te amu ci droit parce que suufu kaw ña dëkk ca kaw ga rek ñoo ko sañ joxe te ku fa dëkk ak ñoom rek lañ ko sañ jox. yaakaar naa ne leeral yu itam am na solo ci li nga jàpp rek kii président Macky Sall moom mooy principal fautif li nga xamante ne moom moo dox diggante ki nga xamante ne moom mooy Babacar Ngom ak waa Ndingler ñu ngi ci jeexintalu entretien bi ñu bàyyi la rek nga joxe say kàddu yu mujj. waaw maa ngi leen di gërëm ci invitation bi ginnaaw dana toll ci mbirum jamonoy mbas nga may ma rek ma waxaat ak waa réew mi ne kenn ku ne ci nun na jàpp ne mbas mi ngi fi. mbas mi mën naa rey nit tant que jógewu fi jafe-jafe yi ñu am ci askan bi ak ci kër liggéeykaay yi du deñ kon ñun kenn ku ne daa war a def soldat bi nga xam ne
moo fi jëlee mbas mi benn suñu loxo yi ñu di ko raxas ak saabu di laal gel tey takki masque wala boog ñuy daanante nit ñi lu mu tuut 1 mètre loolu bu ñu ko defee jàngoro ji bu ko kenn wàll tuut kenn rek lee mu jóge fi kon naa ko fi may lancer un appel solennel au peuple sénégalais ñu góorgóorlu ci ndax bu ñu defu ndànk su tabaski ñëwee ba jàll màggal gi jàll gaa mooy jàll bu ñu defu ndànk réew mépp jàngoro ji dana fi tasaaroo te boobaa nag mën naa indi jafe-jafe bu rëy mën naa indi ay junni nit faatu ci réew mi te loolu nag jàpp naa ne bu ñu sàgganee ba def ko am nañ ci responsabilité bu rëy a rëy kon encore une fois daal ginnaaw ba ma ñaanee yàlla jàngoro ji yem fi maa ngi sàkku ci nit ñi ñoom seen bopp nag kenn ku ne nag sabablu pour jàngoro ji jóge ci réew sabablu gi nag mooy raxas loxo yi tey takk masque bu ñu ko defee ñun ñëpp rek kenn ku ne yaakaar naa léegi jàngoro jóge ci dëkk bi. jërëjëf message de sensibilisation bi am na solo je rappelle rek mbokk internet yi ñu ngi toogoon ak ki nga xamante ne moom mooy monsieur Moustapha Diakhaté nekk ancien député et président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar di leen jox rek dig daje beneen yoon ak beneen personnalité jërë ngeen jëf.